waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen tolluwaay li ca kaso ba ca Mbuur kilifa yi dëggal xibaarab RFM démb jëm ci xiifal bu fa ñenn ci détenu ya fa daal di sumboon daal dinañ ko tegaat ci suuf nag ñoom ñoo ñu fa téye ca kaso ba ca Mbuur li ko waral di kilifa yu leen dikk ak gaawaay ci wàllu atte yi naka noonu gënal gi ñeel seen aw nekkin na Mauritanie nappkat ak mareyeur yu Sénégal ya fa démb toogaanu ñaxtu lañ amal ci buntu ambassade bu Sénégal ba fa di ñaawlu rek ñoom kilifa yu gànnaar wàññee geeg dàq gi ab diira ngi naka noonu singili gi di wàllu tracasserie mbay mi ren ak waajal gi lu jëm ci li nga xamante ni mooy màggetaayu magasin yi ñuy stocké mbiram njiw mi wàllu engrais it bokk na ci li nga xamante ni confédération de paysanne doon na ko waxtaane ak di ko dinul baykat yi ngir kilifa yi gën cee gaaw a jóg laata ndorteel ak mbay mi sport gi dinañ ci ànd ak El Hadji Ndate Diop culture soxna Anna Rocha yéen i kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee xibaar yi ak xiifal bi nga xamante ni ñi nu téye ca kaso ba ca Mbuur sumboon nañu ko démb waaye daanaka weesuwul ak bëccëg ndax kilifa yi juge d'instruction ci leeral ak procureur dig nañu leen lu jëm ci wàllu àtte baral jéego yi fi lekk ñaari ay bés jàpp weer ak it gënal gi ñeel seen aw nekkin foofu ca Mbuur leeral yi Abdourahmane Diallo. prisonniers yu nekk ci kaso Mbuur arrêté nañu xiifal bi nga xam ni moom la ñu commencé woon ci lundi bi kii di juge d'instruction bi ak procureur bi ñoo leen seet si woon ñaari kilifa yi nag waxtaan nañu ak ñoom lu ëpp benn waxtu mu doon mbir mi nga xam ni tax na ba ñi caabi féete ginnaaw daal di wax jafe-jafe yépp yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ci kaso boobu ci la procureur bi daal di xamle ni ñoom ñu ngi ci taxawaay ngir mën leen fajal yenn ci seeni ñaxtu bu ñu sukkandikoo ci sunu ay xibaar juge bi ak procureur bi daal nañu jël sax engagement fekk fukk ak juróomi fan mu am ñi nga xam ne dinañ leen atte ñooñu nag dafa fekk fi mu ne nii seen dossier bouclé nañ ko ba pare ñenn ñu ci des ñu xaarandi fi ak weer bu ñu sukkandikoo ci sunu ay xibaar kilifa yi sax di xamle ni mardi bi ci suba si sax dinañu tàmbale joxe ordonnance yi mu doon ay kaddu yi nga xam ni doy na prisonniers yi li ni mel sax a tax ñu arrêté seeni xiifal bi di fàttali prisonniers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso Mbuur li taxoon ñu doon xiifal dafa fekk rek dañu doon ñaawlu anam bi nga xam ne noonu la ñu tàncaloo ci kaso bi waaye tamit téye bi nga xam ne dañ leen fay téye ba noppi ñu te leen atte RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñu jàll bët gànnaar bu Sénégal ba sunuy dëkkandooy Mauritanie ak nekkin wa fa ñeel doomu Sénégal ya fa ci wàllu dàq gi fan yi wàññi gi ci moomeem réew ak it wàllu tracasserie di ko singli jëmee ci ñoom bokk na loolu lépp ci lu nappkat ak mareyeur yu Sénégal ñaawlu démb ci toogaanu ñaxtu ci kanamu ambassade Sénégal ba fa dañu ci déglu Ousmane Diop moo yore seen kàddu ñoom nappkat ak mareyeur yu Sénégal ca Mauritanie ci micro Mouhamed Diop. bi élection yi ay jeexee ba léegi daal sénégalais yi amatuñ fi jàmm. dañ leen di raafal guddi ak bëccëg waaw rawatina nag mool yi quoi. garde de côte ji sax seen bopp ñoom ñooy raafal sénégalais bu ñu la gisee nga sol bâche sax ñu jàppale yóbbu. waaw ñu bëgg nag ñi nga xam ne ñooy suñu autorité ñu wax autorité mauritanienne yi pour seen ñi nga xam ne ñooy nekk fii comme sénégalais yi bu fekkee ne mën nañ fi toog liggéey ñu utal leen anam yoo xam ne mën nañ fi toog liggéey bu fekkee ne tamit mënuñu tamit loolu ñu wax leen tamit ñu. gàddu seen i bagage dem ñibbi fi jóge yóbbu dem fi ñu jóge. ñaata lañ jàpp ci yéen. li ñu jàpp kañ man mënuma la ko parce que man mii di wax yow mii li may chaque fois maa ngi commissariat chaque fois maa ngi dem di def ay intervention chaque fois. ba tey ci xibaaru suba seek rajo Futur Média RFM yori nu ngënee li Sénégal di ressources naturelles yi ak jano ak xees bu ci grand sëriñam Ndakaaru Serigne Abdoulaye Mactar Diop doon amal ci wàllu kon li nga xamante moo ñeel ndaje moom te jam ñaajo ngir contenu local bi ñeel yooyu ressources moom gis na ni am na ca cooxe bu sañoon moom grand sëriñam Ndakaaru ñu taxawal ak mbootaay structure boo xamante ni yori nu suuf si ñeel Kayar ak Tëngéej moo koy waral ñu dugal ca nag xalaat ak loxoy askan wa ndax lii di peeñuk xool gi ci Ndakaaru dina am njeexite ci wàllu luyaas beeg yeneen grand sëriñam Ndakaaru Abdoulaye Mactar Diop kon moo xamle lu ni mel ak mbootaay gi ci janook taskatu xibaar yi démb ci teewaayu Abdoulaye Diop RFM. ngir ñu aar suufub Kayar ak Rufisque jëmee ci industrie pétrolière yi collectivité lébu di sàkku ñu indi jubbanti ci loi ñeel contenu local bi Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne bu Dakar. loi sur le contenu local gisuma ci fenn foo xam ne wax nañu ne li jëm ci suuf yi nañu wut nañu ko aare ndax yéen xam ngeen major pétrole yi ak industrie pétrole yi fa ñuy installé dañu bëgg a yaatu suñu leen seetaanee boo jëlee fu mel ni Kayar ñëkk a dëkkee ba yéen war nañoo bàyyi xel ne ñëpp a dëkkee muy seen suufu maam war nañoo ut
ko aar ba bu ñu joxee ñii 50 mètres carrés ñu bàyyi nag seen 5000 mètres carrés. communauté lébu bëgg it ñu bàyyi xel bu baax fii ci Ndakaaru wàllum luyaas gi. tey boo demee Fann boo demee Point E boo demee Plateau amul benn xale góor ak jigéen sénégalais boo xam ne am nga doole ju lay may nga jënd appartement te bu ñu doxee tuuti ci kanam appartement yi 250 millions lay jar loyer 3 millions su yàggee Sénégal yëpp dañuy génn Plateau dañuy génn Point E gars yi ñëw dëkke ko ñu nekk ci àll dama leen di wax lu leer a leer fukki at ak juróomi ci kanam bu ñu seetaanee kenn ku ñuul dootul dëkk Plateau. coow li am ci contrat bu Petrotim Abdoulaye Makhtar Diop di ci indi ay leeral. dama ne contrat pétrole bu dee Sénégal Sud profond bu dee Rufisque offshore profond bu dee Kayar offshore profond bu dee Saint-Louis offshore profond dama wax ne yooyu contrat Karim Wade moo ko signé moom Ibrahima Mbodj président Ablaye Wade ànd ci bind ci approbation may wax ne ba ko président Ablaye Wade def sañ na koo def parce que moo doon président de la République Karim Wade ba mu koy signé sañ na ko signé mooy président de la République. collectivité lébu te grand serigne bu Ndakaaru Abdoulaye Makhtar Diop jiite ko bëgg nañ yorin bu mucc ayib jëm ci ressources naturelles yi ngir Sénégal mën cee gis boppam bu baax. jërëjëf Abdoulaye RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu wutali département Médina Yoro Foulah ak foofee ñi yëngu ci kër docteur di agent de santé yi nga xamante ni ñu ngi sàkku ba tey jii lu état Sénégal warlu ak ñoom ne koppar maanaam poste de santé ba fa ca Nduma ci misaal ndax gàddu gu ñu gàddul tout tànk yi foofee ci luñ dul fay dara ak mpaju ñi nga xamante ni ñu ngi ci weer ba juróom ci at liggéeykat yi ñaawlu ci weneen wàll ñàkkum ay yoon yu baax foofee ca Médina Yoro Foulah Abdoulaye Diallo. waa kër docteur yu goxu Ndorna biir département bu Médina Yoro Foulah ñooy xaar ba léegi nguur gi remboursé leen koppar yi ñu leen amel ci wàllu paj bi ñu doon faj tout tànk yi amee benn weer ba juróomi at ci kaddu ICP bi depuis 2017 kenn fayu leen Serigne Sène mooy infirmier chef de poste bu Ndorna. mooy def nañ ay ñaari at léegi nii mënaguñ ñoo remboursé donc depuis avril 2017 lañ gëj a remboursé ñàkk remboursement boobu noonu nag mun na jur ay tolof ci biir hôpital bi ndax hôpital bi bu fekkee ne développé na ay yeneen ressources maanaam am na yeneen koppar yoo xam ne nii da koy dem def commande médicament indi garab yi bu ko di mayewaat xale yi nga xam ne ñoo xamagul juróomi at te kenn du la fay tamit loolu tamit day xaw a jafe. Ndorna doon tamit gox fu wàllu wérgu yaram jigéen yi woon na lor xam ay jafe-jafe ngir ñàkkum ay yoon yi baax. boo xoolee gox bi dafa nekk gox boo xamante ne mu ngi am ay téeméer ak ñetti gox yi nga xam ne nii yëpp man maa leen couvrir te loolu noonu ñi si gën a sori dañuy def ay 54 kilomètres pour yegsi si poste bi te xam nga ne mënoo wax ñooñu noonu nañ ñëw accoucher ci biir hôpital bi donc moo tax à chaque fois bu suñu patron di xool saytu sama liggéey ci sama gox bi liñ may wax toujours mooy da nga am ay problème accouchement yi maanaam nit ñi am doom ci biir hôpital dafa nekk problème nit ñi nga xam ne nii tamit dañuy ñàkku des fois dama ci am problème lu waral loolu mooy gis ngeen ne distance dafa sori jigéen ñooñu mënoo leen am mukk ci poste yi tant que c'est-à-dire man sama liggéey yëpp man ak sama sage-femme mooy ñun il faut ñu dem fekk ji leen boo leen fekk jiwul maanaam yow mënoo def sa liggéey fekk ji nag dafa war a ànd ak ay moyens ak infrastructure. biir buy daw ak i sibiru ñooy feebar yi gën a tax askan wa fa yeewoo di dem saytu seen wàllu wérgu yaram ca kër docteur bu Ndorna. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye ñu jàll wutali Tambacounda penku bu Sénégal ak wàllu mbay meeg waajaloo ko ren li nga xamante ni mooy nawet bi mission boo xamante ni may gët di contrôle moo ko taxoon na jóg ñii di confédération paysanne seqoon ko ak i agent yu ministère bi ñu dénk mbay mi ci réew mi ngir rek xoolal seen bopp tolluwaay li foofee ci Tamba seetlu gi mooy magasin yi ñuy dajalee nag mbiram jiw mi moom ak màggetaay ca loolee bu nu ca jógul mun na am jeexite yu bon ci njiw mi ak qualité bi reportage Moussa Oumar Gueye. daa am benn mission boo xam ni daf ci bokk ñi nga xam ne ñoo fare ci jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ak waa direction de l' agriculture ak ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ñoom nag ñu dikk daal di amal tukkib nemmeeku fii ci Tambacounda Abdoulaye Arouna Ka moom mooy président confédération paysanne kuréel bi lëkkale baykat yi. tey ci suba am na point de collecte yi nga xam ne gerte destu fa mais pratiquement léegi engrais desul ci magasin yi centre de collecte de Koussanar dans Sinthiou Malem li fa des amatul des camions de stockage am na yu waroon indi mais magasin boobu mënuñu ci stocké parce que bu tawee ndox mi day laal jiwu bi di laal engrais bi te loolu mënul ànd ak kii donc problème boobu la ñu am problème de magasin de stockage. ci Tambacounda bu ñu xoolee nag bi nawet bi tàmbalee ba léegi nii fii am na xeetu taw yoo xam ne daanaka am na solo lool ñeen ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi saada lii moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu gàncax gi fii ci Tambacounda. daaw hivernage bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la commencé woon si juin ren fukki fan ak juróom-ñett si weeru juin ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru juillet bi ñu nekk nii juróomi fan ak si juróom-ñaari fan ak tey suba mission bi egg si taw lañ dugg si mission bi donc
gis nañ aussi machines yi liggéey donc ñu ngi sant yàlla vraiment di sant ñëpp. bu ñu xoolee nag ci terrain bi lépp lu jëm ci wàllu contrôle yi nga xam ne ñu ngi koy def daanaka ñu ngi koy yokk di koy dooleel loolu lépp rek ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateurs yi nga xam ne léeg-léeg dañuy jël jiw bi nga xam ne état daf ko subventionné ak l'engrais bi ak matériel bi nga xam ne dañ ko war a jëfandikoo fii ci Sénégal di koy jéggale ci frontière bi di koy yóbbu di koy jaay ji feneen di ci wut koppar daanaka loolu yëpp jël nañ ci ay matukaay. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. ñu des Tamba waxtaane matériel di jumtukaay yoo xamante ni ci kaw programme PUDC dana ko fa baaxee woon soxna yi diwaan ga ngir ak oyofal ñeel liggéeyu kër yi foofee ceetlu gi mooy matériel ba lu ci bari dafa pann loolee nag ministre bi ñu dénk wàllu li nga xamante ni mooy développement communautaire ministre kon Mansour Faye dig na leen ak xayma évaluer mbir ya xool fu ñu ci toll ngir wut ci na mu gën a gaawee saafara monsieur le ministre Mansour Faye ca Tamba ak Moussa Oumar Gueye. dëgg la wax nañ ko daañu ci tenir compte parce que wax nañ ni machine yu bëri dañuy panne mais am na élément de réponse yu ci indi maanaam xëy na xam nga bañ dee joxe machine yi dafa am ñoo xam dañ leen former pour ñu amee entretien machine bi ak exploitation machine yi di nga former nit nag mu dem ba si yàgg xëy na gis leneen mu dem bàyyi généralement retour d'information di am donc askan bu amee machine bi xëy na dañ koy jox keneen koo xam ni mënu ko utiliser xëy na loolu mu indi panne loolu am na daañu defaat évaluation il faut ñu xoolaat xëy na aussi machine yi mais mënu ma ci wax lu bëri mais bu fekkee machine yi aussi donc dañu war a yokk qualité machine yi bu soobee su yorom daañu fexe ba nga xam machine yi yeneen ñuy joxe mu gën machine yi indi bu fekkee loolu la ñuy incriminer donc ñu laaj ko xool évaluer ko seet réellement ban problème am pourquoi machine yi doon panne est-ce que problème entretien la wala est-ce que problème qualité machine la bu ñu amee ba demee ba am ci lu leer bu neexee la dañ jël les dispositions nécessaires. xibaar bi ñeel waa Guédiawaye biig mboori 22h fukki waxtu ci guddi gi kon ab station service essence bu fa daal di am ak lakk gi nag ba tey xamuñu lu ko waral amu ci it ku ami gaañu police mu nga fa woon teew ci bërëb ba ubbi te it am na ñeel ab enquête gëstu xool waral boobu lakk amoon biig boori 22h ci station essence ci Guédiawaye ci Ndakaaru. RFM Sport gi tey ak Hadj Ndate Diop. dal leen ak jàmm. gannaaw Côte d'Ivoire bi mu qualifié démb jëm ci wàllu quart de finale ak ndam li mu am ci waa Mali benn bal ci dara waa Tunisie ñoom tamit qualifié nañu jëm ci yooyu quart de finale ñoom Aigle de Carthage yi comme nañ leen di woowee daal di nañuy daan Black Star yu Ghana gannaaw tir au but juróom ci ñeent ñu fàttali ni ci temps réglementaire ba ci prolongation yi ku ci nekk dafa dugaloon sa morom benn but ñu fàttali ni ñi di waa Tunisie ñoom ñoo njëkk a dugal laata waa Ghana di égalisation boobu sax benn joueur bu Tunisie moom moo dugal contre son camp maanaam lakk ay caaxam quart de finale yooyu sax nii lay tëddee àllarba fukki fan ci weeru ko sulet Benin di daje ak Sénégal bu ñeenti waxtu jotee ca stade du 30 juin ba nekk ca Caire bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon Nigéria di dalal waa Afrique du Sud muy amee ca stade international bu Caire alxames lañ koy wéyal fukki fan ci weeru sulet Madagascar ak Tunisie ca stade Al Salam bu Caire laata daje boobu sax ñii di waa Algérie dinañu dalal waa Côte d'Ivoire fële ca stade bu Suez bu ñeenti waxtu jotee lay doon ci ngoon. ñu wax lu soxal gayndey Sénégal yi waajal seen quart de finale seen diggante ak Benin ci àllarba ji bu ñeenti waxtu jotee ñoom gaynde yi daal dinañuy amal niki démb rek seenub entraînement waaye ñu gis ni entraînement boobu ñetti joueur bokkuñu ca woon di Alfred Ndiaye Ismaïla Sarr ak Crépin Diatta taskatu xibaar ya fa teewoon ñoom fukk ak juróomi simili yu njëkk yi rek la ñu fekkee boobu entraînement Soda Thiam di kenn ci ndaw yi ñu yabal foofu ca Égypte. lu jëm ci tàggatuk altine gi nag ngir waajal quart de finale yi seen diggante ka beneen ni ki àllarba journaliste yi fukki minute ak juróom yu njëkk yi képp nañ leen mayoon ñu xool waaye nag loolu mu mel ni doy na sëkk ngir ñu daal di gis joueurs yi nga xamante ni ñoom ñoo manqué ñett lañ bokk na ci Alfred Ndiaye mi nga xamante ni même démb sax ñëwoon na waaye entraîné wul moom nag tey jii foofu dafa sax daal di ñëwul ci terrain annexe bu stade du 30 juin bi nga xamante ni fa nañ doon tàggatoo du ni mel itam nañu nemmeeku ci Crépin Diatta ak Ismaïla Sarr kenn gisu leen ci biir gallo bi lan moo waral nag seen absence mënuñu cee yëy yàbbi ne kenn joxuñu ci xibaar waaye nag lu ñu gis leneen rek moom moo di Mbaye Amady Niang mi nga xamante ni tàggatuwul woon démb moom nag ni ki altine ji nag bokkoon na ci li nga xamante ni moom moo di tàggatu googee ci tàggatu googu sax gisoon nañu ci biir terrain bi benn gardien boo xamante ne dañu for ci wéewu béy nii ci clubu complexe bi ñu nekk la bokk moom nag moo ñëwoon ngir mottali équipe bi ci tàggatu gi itam gisoon nañ ci teewaayu président fédération sénégalaise bu football ak ña topp ci ginnaaw waaye itam ministre des sports Matar Ba mi ngi fa woon toog mu ne woon Soda Thiam fii ci Le Caire ngir radio Futur Média.
comme na ko Soda waxoon jëwriñ ji jënk lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram Matar Ba ma nga fa woon ba entraînement ba jeexee kaddu ya mu yëkkati rek moom mooy ñaax joueurs yi daal di leen fàttali kaddu yi nga xam ni moom la leen njiitu réew mi digtaloon ba mu leen di jox lii di raaya gi nañu dem ba jeex te bañ a xeeb benn équipe Matar Ba dañ koy dégloog Soda Thiam. di ñaan xale yi rek ñu fàttaliku bi leen kilifa réew mi président Macky Sall di jox raaya bi ne leen na ngeen dem xeex yi teraanga ji mooy bàyyi ko fi mais xeex bi ñu def ko pour li nga xamante moom la peuple bëgg xale yi ci loolu lañ nekk ba léegi et jàpp naa ne day continuer dañuy wax rek ne leen ñun ñu ngi fi peuple baa ngi fi ñëpp dinañ continuer leen supporter li ci des mooy li ñu entamé ñu continuer ko ak fulla ak fayda defe naa ne dinañ mën a yéggi beneen dem ci leneen. bëri na ci ay équipe yoo xamante ne ngeen jàppee woon naa favori ñu daanu ko ci mel ni Égypte Maroc surtout Maroc mi nga xamante ni sax beneen moom moo ko daan est-ce que yow tey jii nii yaakaar nga ni Maroc benn du moins surprise la ci quart de finale yi. waaw loolu yëpp mbiri kayit la rek ci kayit wala ci lu passé mun nañ cee teg équipe fenn mais li ñu fi gis mooy équipe yu tolloo doole équipe yoo xam ne dañuy xeex parce que loolu moom mooy li am solo boo ñëwee ci compétition xeex rek ala ci may ndam. ñu jeexalee ak xibaar bi nga xam ni mi ngi soxal équipe bu Paris Saint-Germain ca France Neymar mi nga xam ni bokkul woon ni ki démb ci altine ji ci ndorteel activité groupe professionnel bi metti na bu baax a baax club bi di Paris Saint-Germain ndax ñoom nee nañ la leen ëlëm du benn autorisation boo xam ne ni joxoon nañ ko kii di Neymar ngir mu mën a lajj boobu convocation moo taxit ci communiqué bi ñu génnee nee nañu bépp dogal boo xam ne nii war na ca rek daañu ko jël jageen jëf ci déglu bi foofu la ñu yem ci xibaar yi tàggat yaram yi. Haj Ndate ñu koy jaajëfal dalal soxna Anna Rocha ak wàllu cosaan. maa ngi leen di nuyu mbokk yi artiste caricaturiste bi di Michel Kishka di doomu Israël mu ngi wëyal ba tey visitam fii ci Sénégal moom mi nekk jàngalekat ca école des beaux-arts bu Jérusalem daal dina teewe ni ki démb ci ngoon ab ndaje ak association des caricaturistes sénégalais ñu ngi ko doon amal ca maison de la presse Lawbe Diagne. dessin de presse ak liberté ci nduroo ak ñàkk nduroo ci jël am mbir def ko ba mu nuyngoo ak na mu mel gis-gis bi ci Sénégal am ak Israël moo doonoon waxtaan ba Michel Kishka nekk caricaturiste israélien doon faram-fàccee. dañoo bëggoon tabax benn pont culturel diggante Israël ak Sénégal ndax ñaari réew yoo xamante ni yu am démocratie la am na ay tabu waaye tamit ak yu ñuy tere lan moo wutale suñu ñaari culture yi waaye tamit lan la ñu nduróole ndax dessinateurs yi ñoo bokk ay yitte. bis yooyu dina doon bésub sottantey xalaat ak njariñ ci xam dëgg-dëgg lépp lu tënk wàllum caricature bu ñu sukkandikoo ci Odia caricaturiste sénégalais nekk membre association Philactère. tey jii waxtaan la woon rek yàgg naa ci mbir mi te it yéem na ma lool bi ma gisee dessin bi nga xamante ni kii wane na ko loolee nag mu ngi wane ne moo ngi ci yoon bi dessin nañu lu bëri. ci kaw loolu tegoon nañ fa ay dessin ngir askan wi mën cee xool jëmal ci wàllum caricature ci teewaayu auteur sénégalais naka noonu israélien àndoon ceeg ña fa teewoon. wutali diwaanu Kolda centre culturel régional ba dafa jël dogal xeex lu lépp lu jëm ci mbëkk mi loolee waral ak coopération allemande bi taxawal nañ benn projet boo xamante ne li ko tax jóg mbébétam mooy fexe ba artistes yi nekk foofee ca Kolda ñu daal di gis seen bopp ci art bi ñuy def dañ ciy déglu Abdoulaye Lamine Baldé nekk directeur centre culturel bu Kolda ak ki di Mafali Mbodj chef d'antenne Casamance programme bi ñu dippee réussir au Sénégal. mën na nekk nit ñi góorgóorlu liggéey ba tekki ci seen réew wàlla woowu nag dañu fas yéene liggéey ci bu baax ak artistes yi parce que ñoom ñoo ñuy jàppale ci xeetu activité de sensibilisation à travers technique yi ñu am pour ñu mën a yee ndaw ñi jox leen ay firnde yu wér à travers l'art que mën na nekk jeune juddoo Kolda jàngee fi tekki fi à Kolda. ñu waxtaan ak acteurs culturels yi qui est le politique culturel sénégalais parce que état bi mu ngi def ay jéego yu bëri boo gisee FOPICA pour la relance du secteur cinématographique audiovisuel am na aussi le fonds de développement des cultures urbaines am nañu aussi lu mel ni fonds d'aide à l'édition pour écrivains yi donc yooyu yëpp politique yooyu boo gisee état bi di ko def c'est pour quand même accompagner acteurs culturels yi ñu bu ñu xamee fu ñu jaar dinañu quand même mën a sukkali seen métier. jaajëfal Abdoulaye Diallo mi taataan yi lay kaddu ci agenda bis bi dañu amal cérémonie dédicace livre bi di Mouchkila bu Adama Doucouré nekk photojournaliste fii ci l'Observateur cérémonie bi war a tàmbale bu 16h jotee ca maison de la culture Douta Seck di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.